mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi ak wuti soxna sunu fekkab néewam tey ji ci suba ca Pikine booy tollook Sips Njóoba Sekk la daa wuyoo ci xibaar mu ngi dëkkoon ca quartier Mactar Ñang ca Caaroy Géej police daal dina ubbi enquête ngir daal di leerlu lu waral paatu gi xel yi gën a jàpp ak paate jëmee ci moom jàngoroy coronavirus ca Chine la daal di wuyoo la nuyoo ngeen baal ma juróom-ñett fukk ci doomu aadama yu mu foofaat Sénégal ci fàggandiku gi ëllëg dinañ ci sax tàmbali ab campagne sensibilisation ñaax askan wi xibaar tukkee ci monsieur le ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr nekkoon tey ganu RFM matin doomi Chine ya fare ci doomi Sénégal yi fare Chine nag association ba fa di sàkku ci ñoom ñu wàccoog digle ya fa ci wàllu fàggandiku gi lu ci mel ni wàllu masque yak moytu bépp dajaloo fii ci Sénégal Ndakaaru rawatina ak njàng meeg tolluwaayam SAEMS ak CUSEMS xëy dogal ba ca gundul jàngale ñaaw lu ñu ne agressé gi élèves yenn yi def ci kaw professeurs yi wàllu tasam xibaar ak carte nationale de presse gi commission bi yittewoo joxe gi tey ji lañ ko doon installé ci teewaay ak ministre bi ñu dénk wàllu communication culture mu mel ni jéego xëy nañ def ko jëm ci cellal gi ñeel métier tasum xibaar bitim réew Georges Déthié Diop maa ngi lay fay Alaaji Assane lu ci gën a fës daañu addu ci feebar boobee di coronavirus ab cas suspect ñu nemeeku ko ca Côte d'Ivoire ab xale lu jigéen ab étudiante bi am fanweeri at ak ñeent ñib si samedi jógee Pékin jamono ji nag dañ ko ber beneen cong ñu jëmale ko ci ab poste militaire ca Mali fukki sandarma ak juróom-ñeent ñàkk ci seen bakkan ay oto l'armée bi ak ay nganaaj ñu yóbbaale ka benn nit ñàkkul bakkanam ca Gambie ci manifester bi amoon démb waa tuy jot na organisé woon ko loolee ay leeral lay tukkee ci gouvernement bi nga xamante ne tere na mouvement boobee ci biir réew ma. jërëjëf Georges ba ci kanam ngir yaatal gi sport geeg Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi la fay la jasal bismillah. ñu waxtaanee wàllu Jeux olympiques 2022 ci Ndakaaru gannaaw ba nu sumbe wàññi gi jëm ca googee bis ñii di waa CNOSS ne dinañ fas yéene kon amal ab jongante ngir xam kan moo dessiné mascotte googee jongante. bokk na ca wàllu Gorée ñoom ci football bi kon am nañu seen ndam bu njëkk ci championnat Sénégal bi président ba di Augustin Senghor ne la ñu bëgg mooy loola ñu saxal ko ba mu wëy ngir nu génn seen i xat-xat yi danañ ca boole génn àdduna Kobe Bryant di basketteur bu mag boobule ci États-Unis kenn ci ña ko xamoon dinañ ci indi seede di Ndongo Ndiaye nekkoon basketteur tey jii mu di ministre toog ci wetu Macky Sall. jërëjëf Malal yéen kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye ginnaaw xibaar yi nu jagleel ziara bi bu Thierno Seydou Nourou Tall ak Hadj Seydou Nourou ak équipe bam maa ngi lay nuyu Hadj Seydou Nourou. jaajëf Hadj Assane yéen itam jaajëf ci ànd bi déglu rajo Futurs Médias. lu gën a fës Seydou ci xibaar yi nuy jagleel ziara bi ci kanam tuuti. waaw Hadj Assane tey nag di bés bu mujj ñeent fekkeelu ziara bi ñu jagleel Thierno Seydou Nourou Tall ak Thierno Mountaga Tall ñi nag di ay chrétien ñëw nañu fii comme ñëpp di fi ut si ay ñaan ndax dañoo jàpp ne diggante Thierno Seydou Nourou Tall ak Léopold Sédar Senghor diggante la boo xam ne dafa war a wëy kon dañoo ñëw rek dekkali boobule diggante. ba ci wàllu xibaar Oumar Mbaw dem na talal micro am ñoo xamante ne dañ fay ñëw di ay way ujaaj ku ci ne ak li la fi indi ndax bëgg-bëgg yi bokkuñu ñaan yi bokkuñu loolu tam ci biir xibaar lay doon incha allah Hadj Assane. jërëjëf Hadj Seydou Nourou ci technique bi Aliou Ba régisseur d'antenne Oumar Diaw. ñu tàmbalee xibaar yi ak wuti sa néew soxna suñu daal di xëy fekk tey ci suba ca Pikine ginnaaw xay ñu leeral ni police nga ca mbir mi ngir gën ca leerlu waaye mujj nañoo daal di identifier ràññee soxna soosé ñu xëy tey yem ci néewam Njóoba Sekk la daa wuyoo dëkk ca quartier Mactar Ñang ci Caaroy Géej ñu déglu ci wàllu seede imaamuk jumaay Pikine di gox ba ñu déglu ko moom imaam Oustaz Mbaye Diouf ak Ndongo Ka. dama doon dem Dakar ñëw ci jël kalandoo yéen fee am na ku ñu faray ma ne fan ma ne fële ca boori jàkka ja ñu ne moo waaw xëyagoo ma ne ko xëyagoo waaye nag bu ma ndékkee pare dinaa xëy bi noofar jotee nag ma xëy boo ñëwee fekk fi yëpp fees dell man laaj ñu ne ma ne may leen ma xool ko ndax ma xam ci ñu may ma ko wan ma photo bi ma xool ko man kii daal xaw ma ko ci secteur bi kii daal damaa ragal ne bon xanaa da doon dox yem ci wala ñu lay ko indi ko fi waaye fii kii daal xaw ma ko fii te man maa ngi fi jàkka ji fii laa yend waaye ne duma fanaan sama kër nga boori camp ba léegi nag nii laa ko gisee fii nag yoon la woo xam ne ni ku baax dina fi ñëw ku bon dina fi ñëw waaye dama jort ne ki def lii warta dëkk fii loolu laa jort la loolu daal waaye ne aw ma ci lu ma leer xaw ma ban heure la xaw ma ban waxtu la xaw ma lu xew. waaw xamee ma ko fii daal secteur bi xaw ma ko fi boo ko faamee daanaka kii xam naa ko. Imam Mbaye Diouf ni mu ko waxee mu ngi dëkk ca secteur beneen di Caaroy Géej quartier Mactar Ñang la dëkkoon Njóoba Sekk la daa wuyoo xel yu bari jàpp ne dañ ko daal di boom waaye ni ñu ko waxee police mu nga ca ngir leerlu ci ñaawteef wu ni mel.
ba tey ci xibaar yi RFM jàngoro ji di coronavirus nuyoo ca Chine daal di fa rotali bakkan juróom-ñett fukk tëral fu ñu bari ci wàllu woowu ñi nga xamante ñooy sénégalais yi fare ca Chine seen association président ba la mu bëgg ci ñoom mooy ñu wàccoo ak lépp luy matukaay ci wàllu ko moytandiku gi muy sol masque yeeg moytu bépp ak dajaloo donte dëkk bi nga xamante ni di Wuhan fa la jàngoro ji nuyoo bariwul doomi Sénégal yu fa président association doomi Sénégal yi ci Chine Moustapha Diagne ak Hadj Ndiogou Diène. Man, je suis arrivé le vendredi, mais étant là-bas, tu le sens pas comme nous koy gisee dans la presse et autres. Amul jàqare bu bëri daal parce que ñoom dafa fekk ne dafa tombé ak fête yi. Bon, Sénégalais yi ñi ci ëpp voyagé nañu ñëw Sénégal. Bon, ñi fa des la plupart am ay étudiants. Bon, Wuhan moom luñ fa mën a compter surtout ville bi affaire bi déparé foofu étudiants sénégalais yi ñoo fa gën a bëri. Bon, malheureusement awma seen contact direct. Surtout peut-être à travers le président de l'association des étudiants dinañ mën a gën a am information mais pour sénégalais yi nekk Guangzhou province Guangdong bi bon ñoom ñu ngi jot tout le temps les informations ci ni ñu mën a protéger woo ak éviter les déplacements inutiles ak les regroupements. xam ne coronavirus nekk na feebar boo xamante ne day faat bakkan est-ce que tiitaange amul ci doomu Sénégal yi nekk foofu Chine. am nañu tiitaange quand même. Parce que ni nga koy gisee parfois ñu lay wax cas suspect yi ñuy jot koo xam ne par exemple dafa nekk ci zone bi nga dëkk bon en général par exemple zone Guangzhou bi ñu nekk benn cas bu ñu fa gisoon d'après gars yi sénégalais yi fa des pratiquement zone boobu yëpp dañ ko def en quarantaine donc li ñuy def rek mooy éviter tous ces déplacements là di toog seen i kër et puis booy génn aussi utiliser masque. président association sénégalais yi nekkee Chine Moustapha Diagne fii ci Sénégal nag kilifa yi ci wàllu kër docteur jël nañu matuwaay yëpp ngir rek ak waajal ak fàggandiku jëm ci jàngoro ji di coronavirus ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram xamle ci weneen wàll ni campagne bi jëm ci ñaax askan wi ci wàllu sensibilisation dina tàmbali fii ci Sénégal ëllëg ci talaata ji ministre Abdoulaye Diouf Sarr nekkoon tey ganu RFM matin. mais ñun Sénégal dafa am benn comité national gestion des épidémies boo xamante ne altine gu nekk day réunir comité boobu comité multisectoriel la am na ministère de la santé ministère de l'élevage environnement am na institut Pasteur képp koo xamante ne rek waru épidémie war nga si taxaw rek yaa ngi si bon dëkk ñu ngi si taxaw jël nañ disposition yëpp au niveau de l'aéroport au niveau du port mais aussi si structure sanitaire yëpp wax leen nan la ñuy taxawee bon dëkk Sénégal donc song na mbir mi bien avant d'ailleurs que OMS déclaré ko comme étant une urgence sanitaire internationale le Sénégal taxaw ma leen di jox d'ailleurs benn numéro vert bu ñuy wax 800 00 50 50 boo xamante ne lépp loo xamante ne donc war ngeen ko si mën a laaj war ko si xam rek bu ngeen foo wootee nañ leen ko donc expliqué. xam nañ ne jàppante bi bëri na lool diggante Sénégal ak Chine commerçant yeeg ñeneen ñi am yeneen yitte foofa loolu tax xëy na ñi ci am tuuti njàqare gu lew la. bien sûr njàqare gu lew la comme ni ma ko waxee sànq rek xam nga tukki moom dañu toll foo xamante ne àdduna bi benn dëkk rek la. am na campagne de masse boo xamante ne dana démarrer ëllëg parce que tey la commission bi di réuniraat parce que dama leen wax lundi bu nekk à midi ñu ngi donc waxtaan. aéroport déjà teg nañ fa dispositif bu am solo par exemple les caméras thermiques ak lépp loo xamante ne donc war na fa suñu médecins yi nekk ci place ñi nga ko yore ak port ak fépp gouvernement Sénégal taxaw nañ pour donc xeex loolu teg dispositif de prévention bi mais surtout dispositif riposte bi. Abdoulaye Diouf Sarr jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ñu des ak wér-gu-yaram kër docteur ak liggéeykat yi ci hôpital Pikine toogaanu ñaxtu luñ xëy tey jile di ñaaw lu ñu ne nanu yore l'hôpital ba ñu dem daanaka ba gis ne mu ngi ci yoonu ko na sax dañu ci ànd ak seen porte-parole yore wàllu communication ba fa ñeel liggéeykat yi hôpital Pikine bay di Souleymane Mbengue. hôpital amatul dara ni ko direction bi di gérer tax na ba hôpital kenn nawlootuñu ñi nga xam ne nii bu ñu ñëwee fii en urgence nga xam ne dañ leen waroon a jox lépp toppatoo leen ba mu pare ñu doog leen laaj dara loo xam ni war nañ leen a ko toppatoo amatu fi sunu scanner panne na depuis des mois boobu ba tey mënuñu koo dépanner loolu rek mi ngi wane ni dañoo am ay problèmes financiers suñu laboratoire amul ay paramètres analyse yi ñu waroon def yëpp si un centre national hospitalier amu fi dañuy mujjee sax di leen yóbbu ci hôpital psychiatrique bu Thiaroye bi si personnel bi aussi ñu ngi dagg seen xaalis seen salaire yi ñii ñuy dagg seen motivation te fayu ñuy sax motivation yi normalement affecté nañ ñaar si suñuy sage-femme te demandé wu ñu dem ñaar ñooñu dañ leen a weñ seen loxo delloo leen ministère te kenn defu ko ku dul direction bi ñu ngi bëgg direction bi delloo xelam xool nu muy def ba hôpital bi ñëpp nawloo ko mu nekk li nga xam ni la doonoon
ci département wu Pikine bi. gannaaw gi ñu ngi xool ñu ngi déglu ndax dugal nañ préavis de grève fii ak quelque temps su préavis bi arrivé à expiration su fekkente ni jëluñu ci benn matuwaay dañuy taxawal liggéey bi ndax tey sitting rek la ñuy def ñu ngi xool li ñuy def suba bu ñu paree ci tey ji évaluer waxtaan xool suba lan la ñuy teg mais li wóor te wóor mooy fii ak 20-25 jours dañuy dem grève totale. bay di Souleymane Mbeng yore kàddu liggéeykatu hôpital Pikine yi xëyee toogaanam ñaxtu tey ñaawlu gestion di yorinu boobu hôpital RFM fexe na jokko ak njiital hôpital bi ngir yi leeral mujjuta antu sunuy antenne ubbiku ngir moom ci jëm ak jamono yu mu ko soxla RFM benn waxtu tegal juróom-ñeenti minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. juróom benn weer ginnaaw bi ñu amee seen baccalauréat ñi nga xamante ni ñooy étudiant bees yi ba tey jafe-jafe ngir mën a bindu ci université yi Sénégal ñu jàpp ne nag ñoom ay jafe-jafe ci wàllu këyit bokk ci li ko waral ak wàllu connexion ak plateforme bi nga xamante ni mooy Campusen campusen.sn ñoom ñëpp nag ñu ca bari bokk bawoo ci diwaani ci Sénégal xëy dajaloo ca université bu Ndakaaru Cheikh Anta Diop ngir daal di fësal seen ak njàmbat reportage Koumba Sandiane Faye. ginnaaw ngaay foofu noonu réseau amul foofu inscription bi passé na. orienté wuñ ma sama kii validé wuñu ko. Maguette Pen toog ak beneen moroomam jóge gannaaw ngaay gannaaw ba ñu jàllee bac ñaar ñooñee amoon jafe-jafe ngir bindu ci plateforme Campusen tey jii mu jural leen ñàkk a bokk ci liste ndongo yi ñu orienté mbir mu Souleymane Diouf di ñaawlu jiite ndongo yooyee ñu ñàkk orienté Souleymane it lu ni mel lay dund. mu juum def la bac étranger bind naa demande dérogation maa ne ko numéro 4412 ba léegi antuwul ñun jàng la ñu soxla ndax am bac ku ne xam ne yombul. Souleymane doon jàngee commune bu Fissel nekk ci région bu Thiès mu joxe woon lool boppam ngir am boobee lijaasa bu njëkk ci njàng mu kawe mi Souleymane tey sañ te dellu dëkk ba ndax xamut la muy teg ci loxo waajuram moo ne de ci kàddoom élève bu xarañoon la. 3 heures matin laa doon yeewu di jàng aw ma woon benn temps yàlla xam na ne te li ma gën a neex mooy bi ma amee sama bac bonheur bi may fournir samay parents loolu neexoon na ma depuis bi ma ñëwee vacances ba liggéey man ñëwuma ñibbi tabaski fii laa ko passé ndax gàcc bi ma nekkee ak kër sa boobu nag kenn mënu koo limité. Balla Moussa Camara doon ndongo ca faculté bu lettres doonte moom orienté nañu ko wante nee na dafa ñëw jàppale yooyee ndongo muy xoole ni boppam. damay def ay recherche ci Facebook bi pour jéem a xam ñoo xam ne orienté guñ leen ñu jéem na rassembler toujours dam na poser ay questions seen demande dérogation ay numéro yoo xam ne dem na ba 4000 et quelques xam nga c'est pas tout normal te ministère bi jóg na mu ne moom orienté na ñëpp loolu amul am na ñoo xam ne ba tey ñu ngi souffrir. yooyu lépp ndongo ñu yóbboogul ci daara yu kawe yi ndax daf dina erreur daa am ci plateforme bi wala jafe-jafe internet la ñu amoon ba mënuñu woon bindu lum ci mën a doon ñu ngi dajaloo tey ca université Cheikh Anta Diop leen rek doon lu ñu bëgg mu di wéyal seen njàng. ministère moo ci war a jàpp accepté demande dérogation yi na xool ndax ñu ay doomu réew mi lañ man tamit jaaxal naa te aw ma benn solution. jërëjëf soxna Koumba Sandiane ñu des ak njàng meek lu ñeel waa CUSEMS ak SAEMS ak dogalab banque loxo yi tey jii ci Ndakaaru ci wàllu njàngale mi ñaawlu rek agression yi tukkee ci élèves yenn yi jëm ci professeur bëccëg googee nag di journée école morte ci fu mel ni Tëngéej ci école lycée Abdoulaye Sadji jàngalekat ya daal di wun ci ànd danoo teew ndax daa fekkoon ñu jàpp woon bëccëgu tey gi ne ay composition générale naka noonu ci CM Mokhtar Seck ba tey ci Tëngéej leeral di Abdou Diouf Diagne. lycée Abdoulaye Sadji fukki waxtu moo jot ndongo yi di commencé di génn ci salle de classe yi ngir mën a am ay minutes yu ñu dallu fii bëccëg yi nga xam ne yenn syndicalistes yi dañu ko amal ngir naqarlu songu yi nga xam ne yenn ci ndongo yi dañ leen koy songu respecté wuñu ko fii monsieur Ba anglais lay jàngale muy xam le ne waxtu wi nga xam ne ci leen amal bëccëg boobu dafa méngoo wut ak programme bi am ci département bi. Rufisque nag problème bi fi nekk mooy dañu nekk ci ay composition départementale te composition départementale benn yoon lay am département moo koy organisé donc fii ba yéen ba Tivaouane Peulh Rufisque foo jaar nit ñaa ngi composé tey élèves yaa ngi ci classe yi terminale yi ñooy composé donc du ñu mën a bàyyi composition bi ndax dañu naan dañuy jàppale suñu collègue te bu ñu koy programme booba sax xamuñu woon ne lii dina xew. gis-gis boobu tamit moom la ñu nemmeeku ca CM Matar Seck professeur yëpp wuyu si nañ ci woote bi bu ñu sukkandikoo ci principal ba. tey dañu commencé composition yi ci classe 3e yi et jusqu'à présent amuñu benn problème jafe-jafe ci déroulement composition yi. CUSEMS ak SAEMS yëpp ñëw nañ. waaw man xaw ma ci ku nekk CUSEMS wala ku nekk SAEMS man daal professeur yi laay xam. ñu waxoon nañu ñëw surveiller ñoom ñëpp ñëw nañu. jàngalekat yi di xam ne tamit ne ñoom ñi ñu ngi jàppal loxo seen naataango yi nga xam ne dañ leen di songu ci école yi di sàkku tamit ci syndicaliste yi ñu wutaat beneen bés bu méngoo ak seen programme. naqare nañu métti nañu mais dañ am beneen taxawaay mën na am suba wala yeneen jours yi ñëw ñu xool nañ mën a taxawee pour mën a wane suñu naqar jàppale ko. ci lycée moderne moom professeur yi nga xam ne ñooy jàngale wàllu éducation physique topp nañu bëccëg googu nga xam ne dañoo fas yéene banque seen i loxo RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. jërëjëf Abdou ñu waxtaanee bëccëg gi ñu jagleel wàllu douane ci àddina démb la woon màggal gi ci dimanche gi fii ci Sénégal altine tey ji la ñu taamu
mu ànd ci wàllu cérémonie gi ci Tambacounda foofee waa douane seen njiit rawatina colonel Abdourahmane Dieye bokk na ci seen i càkkutéef ñu dem ba wàllum trafic di njaayum garab yu bon yi mu doon crime fii ci Sénégal Tamba leeral li Moussa Oumar Gueye. lu jëm ci wàllu criminalisation ñi nga xam ne dañuy jaay ay garab yi nga xam ne baaxul askan wi di koy jël di koy fajoo mu leen di jural ay loraange nekk na li nga xam ne nag itteel na ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum douane ci bis bi nga xam ne ñu ngi koy màggal ci Tambacounda kii di directeur régional des douanes di Georges Diémé ak kii di colonel Abdourahmane Dieye nekk directeur général des douanes bu ñu sañoon lépp lu jëm ci wàllu garab yooyu nga xam ne ñu ngi koy jaay di ko jàllale ci ay frontières mu nekk trafic de faux médicaments fekk nag kuñ ci jàpp yoon dana la teg ay daan yu rëy li ñu naan dañ koy criminaliser itam ki nga xam ne moom mooy gouverneur bu Tambacounda di Omar Mamadou Baldé gannaaw bi mu rafetloo ay bureau yoo xam ne ibbi nañ ko ci Kidira ak ci Moussala fekk li ñuy liggéey ci wàllum xeex lépp loo xam ne dafay yàq économie Sénégal ñu ngi ciy xar seen tànk tubéy bëgg na daal ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi ak ñi nga xam ne ñoo toogal nguur rawatina ñi di préfet ak sous préfet yi ak ñi nga xam ne ñoom la ñu tabb ñuy maire yi nañu nag ji gën a jàppale agent wu douane yi waaye nag gën a xool nan la ñuy yeesale bërëb yi nga xam ne fa la ñuy jeex wurus ci leneen lu ñu mën a jàpp mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ay kilifa yuy yëngu ci wàllum douane ñu ci bëri nag daanaka tey ji takkal nañ leen ay raaya ngir wane seen liggéey mën nañ ko lool lu ñu naan musée des douanes daal dinañ ko décentraliser indi ko ci Tambacounda ci ay bés bi nga xam ni lañ ko def ngir màggal lépp lu jëm ci wàllum douane Moussa Oumar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. jërëjëf Moussa Oumar Gueye diwaanu Kolda nag douane bi teew fa lool ak fukk ak ñetti poste ñeel douane bu Sénégal bokk na ci li ko waral xam ngeen ko Kolda dafa frontière ak réew yu bari ci sous région bi ci Afrique moo waral it ci wàllu recette di koppar yi dugg ci gafaga yu économie bu Sénégal ràññiku na ca lool ci liggéey boobu ñeel douane ca Kolda Abdoulaye Diallo. amee 13 postes ak i brigade Kolda dafa di diwaan bu ëppale lu muy dalal ci ay douanier frontière yu bari yu mu dendal ak ay réew yi wër Sénégal mooy lenn ci li waral situation bi ni mel la le lieutenant colonel Georges Silva mi jiite subdivision régionale des douanes bu Kolda moo si rotal ay kaddu. ndaxte subdivision Kolda mi ngi dépendre direction régionale sud te subdivision bi particularité mooy dafa am ñetti frontières yoo xam ne moom lay saytu waaye li ci ëpp solo mooy Kolda dafa am taxawaay bu baax maanaam am nañ fukk ak ñetti brigade ak poste yoo xam ne ñoom ñooy saytu loolu yépp bu njëkk ba opérateur yu Kolda dañu daan tukki fu sori ngir dédouaner seeni ay marchandises waaye léegi ak coppite yu yees yi ñu indi ci biir service des douanes tax na ay bureau de dédouanement nekk fu ne ci diwaanu Kolda te mu waral douane bu Kolda am ren ay résultats yu ëpp yi woon daaw. résultats yi boo xoolee fi ñu toll nii ci année bi dépassé nañu résultats yi ñu amoon daaw. poste bu Kalifuru nekk léegi ca Bundu Furdu mooy poste bi ëppale ci lu muy dugal ci ay koppar lieutenant Waly Claire Diouf moo fay njiit. waa recette ren moom yokk na bu baax a baax alhamdulilah parce que fi mu nekk nii boo xoolee année bi ñu ngi ci 728 millions. ba ko xayma ak daaw ba année bi jeexee ñu ngi ci woon 628 millions. dem ak dikk marchandises yi ni ñu toll ca Bundu Furdu biñ fi doon dédouaner yeneen marchandises yi ñu duppee des produits industriels et manufacturés loolu dina doon gën a yokk recette ya ca bile poste de douane RFM Kolda. Abdoulaye Diallo. jërëjëf Abdoulaye ñi del si Ndakaaru waxtaanee ndaje mi nu xëy tey sànc commission bi yore njoxeem carte presse gi ci Sénégal ci wàllu assainissement di celal ñeel métier tasam xibaar mu mel ni teg nañ ca jéego bu am solo xew wi nekkoon ci teewaayu ministre de la communication et de la culture Abdoulaye Diop juróom-benn nag la ñu ñoom ñooñee seq commission bi yore njoxeem carte de presse bu Sénégal ci njiital El Hadji Daouda Mine Pape Balla Gueye. Je déclare officiellement installé la commission de la carte nationale de presse et la validation des acquis de l'expérience. juróom-ñetti membre yoo xamante ne ñii ay journalistes lañ ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllum yoon ak ay techniciens ñoom nag la ñu daal di installé ci commission bi nga xamante ne mooy joxe carte nationale de la presse bi mu doon ab jéego bu njëkk ngir daal di fexe raxas secteur bi nga xamante ne bari na ay jafe-jafe ci gis-gisu Abdoulaye Diop mi nga xam ne moom moo nekk jëwriñ jër wàllum culture ak communication. C'est dans ce contexte. ci yooyu lee xat-xat la ñu daal di tënk ngir kon jëmalaat taxawaayu presse bi ci atum 2017 li ñu ci jublu nag mooy fexe daal ba yëf yi ñu gën koo seetal gën koo sàmm itam waaye itam nu fexe ba seen i liggéey ak seen i jëfin gën a méngoo ak doxalinu jamono ji rawatina ci wàllu xam-xam xarala yu yees yi am na ci itam ay matukaay yu bëri yoo xam ne jëlees nañu ko ngir fexe ba ñu gën a jëmmal code bu bees bi ak taxi yi loola nag daal su ko waxtaanee ci lël wu nu fas yéene kon amal fukki fan ak ñett jàpp fan ak ñeent ci weeru février bi ñu daal di koy teg ci toogoom moom mi di njiital commission bi di Daouda Mine muy xam le ne nag lépp nag daañ ko
teg ci yoon comme ni nga xamante ne noonu la ko code bu bees bi santaane. li nga xamante ne code bu bees bi loolu la wax daf ne il faut que nga génne ci école de formation pour mën a am carte nationale de presse soo génnewul école de formation il faut nga am licence ak 2 ans de pratique journalistique pour venir ci commission bi pour que ñu mën a valider expérience boobu su fekkee ni ñaar yëpp mataloo ko nga am fukki at pratique journalistique pour mën a ñëw ci commission boobu pour que ñu mën valider expérience boobu je pense que commission bi loolu mooy li nga xamante ne mooy liggéey bi ñu ko sant te loolu mooy li nga xamante ne également moom lañ fas tey jii ak code bu bees bi képp ku nga xamante ne yorloo carte bi mënuñu la considérer comme journaliste. ñu xam bu baax a baax liggéey gi nga xamante ne moom la ñu leen dénk ñi nga xam ne ñoo bootu ci commission bi joxe carte nationale de la presse li ñuy xaar nag mooy ab décret d'application waaye tamit daal di taxawal fonds d'appui à la presse bi nga xamante ne fii léegi fukki fan ak ñett jàpp fukki fan ak ñeent ci weeru février bi ñu dëgmal ci lañ ko nar a saytu. Pape Balla jërëjëf ñu waxtaanee leneen muy ndaje moo xamante ne tey suba dox na diggante ministre bi ñu dénk wàllu napp mi ak économie maritime monsieur Alioune Ndoye ak collectif di kuréel ak transporteur routier ak conteneur yu Sénégal collectif bi nag ñu fàttali ne ab diire ngi àjjuma ak léegi ñu dakkal liggéey bi ndax danoo gis ne daal lii di règlement 14 bu UEMOA gi jëm ci wàllu harmonisation ñeel lépp loo xamante ni mooy ak yoonal ci contrôle gi ñeel poids lourds yi ak charge à l'essieu dafa doon lu leen di lor directeur des routes nag leeral ni alamaan gi ci wàllu kon surcharge ci wàllu à l'essieu daal dinañ ko suspendre ajandi am na it tolérance goo xamante ni bu 20% bu ñu dugal ci wàllu règlement bi loolu lépp kon ngir ak gindiku ñeel ñooñee ci secteur boobu ak jëwriñ ji lu dénk wàllu napp meeg économie maritime justement fan yii yëpp ay mouvement d'humeur ay grève ñeel ñooñu yëngu ci fànn woowee rawatina transporteur ak routier li ci yéeme nag mooy lëngoo gi seen digg ñoom routier yi Sénégal ak yu réewu Mali ba fas nañ yéene dem ci grève sax 9 février wi di ñëw bokk na ci li nga xamante ni moo gën a indi teqatalu ci waxtaan yi mooy wàllu charge à l'essieu ana lu charge à l'essieu ak jafe-jafeem naka noonu it ba waral yenn ci kilifa yi Afrique sowu jant di wuti délégation yeneen gannaaw règlement 14 bu UEMOA leeral ak gëstub Abdoulaye Cissé. li taxoon a jóg règlement 14 UEMOA fexe ba sàmm taaru suñu tali yi ndax jàpp nañ ni camions yi rawatina malien yi ni ñu ko tuddee fii ci Sénégal ñooy gën a yàq tali ak seen chargement yu diis ba tax na ñu ne camion buy génnati dañu koy peese xool nu dayoo ba toll waaye nag règlement 14 bi ne pesage à l'essieu maanaam xool ni ñu chargé camion bi ndax équilibré na tànk bu ne ak la mu war a yàpp loolu la borom camion yi nanguwul tey góor xuma moom nanguwu koo dégg sax. oto boo gis muy daw qualité bu mën a UEMOA da leen am nga droit yëpp tant de tonnes góor xuma camion bu fekkee ne 40 tonnes la war a yëpp góor xuma bu yebee 45 tonnes damaa tooñ te kenn mu dimbale naa wàcc 5 tonnes yi ba pare nañ ma duma boole ci ñun d'accord nañ loolu de bu doon yow am nga droit yëpp 20 autorisé nañ la 20 UEMOA wax na la 20 nga yëpp 20 waroo am problème rawatina nga yëpp 15 amu waroo am problème. mais da nga yeb 15 ñu la 15 yi nag ni nga koy sarcee ci oto bi moo baaxul dafa am pneu tànk bii dafa lim yeb moo ëpp bële lim yeb bariwul bii la. maanaam chargement à l'essieu waaw. maanaam répartition bi. ñun nag loolu lañ mënut. règlement 14 bi nag 2005 ba léegi mi ngi fi waaye état wu UEMOA amul benn boo xam ne nii mën na ko cee matal ndax saa suñu ko yëkkatee transporteurs yi ne du ci dal te amul menn réew moo xam ne ñemeegum ngaa jëflante ak transporteur routier yi. boo sàgganuwul règlement 14 bi ak pesage à l'essieu bi moom dañu koy daal di faase delluwaat ci li nga xam ne mooy PTAC maanaam peese camion bi rek nu mu toll mu dem jaratul ñuy xool ndax chargement bi équilibré na am déet kon pesage à l'essieu moom boo moytuwul dañu koy gas suul jàll ci leneen. RFM bitim réew. Georges ñu tàmbalee ko Côte d'Ivoire ak ministère bi ñu dénk wér-gu-yaram gu fa xamle am na benn cas bu suspect bu nu njort ci wàllu jàngoro yi coronavirus. coronavirus ab jigéen la atam toll ci fanweer ak ñeent samedi nag la jóge Pékin ñëw foofu ca Côte d'Ivoire ñibbisi moom nag am na ay yeneen test yi nga xamante ne defal nañ ko sax muy présenté grippe boobee nga xamante ne bu fekkee ne dëgg la mooy doon bu njëkk fii ci Afrique kilifa yëngu ci wér-gu-yaram ci foofu ca Côte d'Ivoire ñoo ko xamle ñu ne nag ndaw soosé jamono ji dañ ko ber feebar bi nag du loolu kese lañ ci xamagum ca Côte d'Ivoire ndax mu ngi yokku fële ca Chine xayma yeeg Daouda Diouf. ci xibaar yi ñu mujjee jàpp mooy feebar bi nga xamante ne daal moom lañ koy wàllaate ci te mu law ca Chine lu tolloog juróom-ñetti fukki doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan lu tolloog 2 junni ak ñetti téeméer ñoo xamante ne daal beral nañ ne am nañu feebar bi ñu gis ne nag fa nga xamante ne mooy ca digg réew ma 2 fukki doomu aadama ak ñeent
yoo xamante ne am nañ lu nu mel ca booba sax gis nañ ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn doomu aadama yoo xamante ne jamono ji li ñuy wax coronavirus ñoom am nañ ko ñu gis ne nag kilifa yi nga xam ne nañu kilifa réew Chine fi mu nekk nag jóg nañu pour dalal xel premier ministre bi nag moom mu nga wër dem na ca nga xamante ne ca wante ci suba gis nañ ko sax ca l'hôpital ba fi nga xamante ne nag fa la ñu alantere ñu bëri ñi nga xamante ne ñoo yore feebar bu mel noonu jàpp nañ ne sax ci réewum Afrique feebar bi moom bàyyiwu leen ndaxte yow mel ni Côte d'Ivoire am na koo xam ne nag ñu ngi njort ne moom xëy na mu yore doomu jàngoro bi wante nag dara bëralagu ko benn étudiante boo xamante ne dafa jógee Pékin loolu tax na sax kilifa waaye docteur yi ñoom jamono yi ñu ngi ko hospitalisé di xaar nag xool naka la ñu waxe ndax moom dafa yore feebar bi wala yoru ko ñu gis ne nag jamono yi réew yëpp nag fi mu nekk jël nañ ay matuwaay jamono nag fi nga xamante mooy aéroport yi ndaxte avion bu nga xamante ne dafa jógee ci réewum Chine laata ngay wàcc nañ la xoolaat la bu baax xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa wàcce laata ñuy dellu seen kër réew mel ni France sax moom ñu ngi waxtaan jamono yi pour xool doomu réew yi France yi nga xamante ñu nga yeewoo ci Chine naka la ñu mën a def ñu delluwaat seen réew. jërëjëf El Hadj Daouda Georges ñu dem ba Mali ak cong geneen ñeel ab poste militaire. ab camp wu gendarme la ñu song ab camp fële ca Sokolo nekk ci frontière beeg Mauritanie bilang bi nag ñu ne fukki nit ak juróom-ñeent ñoo ca ñàkk seeni bakkan juróom jële ci ay gaañu ab matériel ñu yóbbu ko loolee la forces armées yu Mali xam ne jaarale ko ci Twitter militaire yëpp ñu rey nag ñu ne ay gendarme lañ ab nit ki nga xam ne tax mu ngi dëkkee ca Sokolo denk AFP agence France Presse ni ñi def cong googee yóbbu nañ woto yi yëpp woto yi l'armée bi yëpp ak ay nganaay yi nga xamante ne yóbbaale nañ ko. Gambie moom gouvernement bi weddi na ni bakkan dafa rot ci manifester yëpp woon. porte parole bu gouvernement bi moo xamle lu ni mel jaarale ko ci ab communiqué ñu ne kenn ñàkkut bakkanam ci manifester bi amoon démb ab responsable l'hôpital nag moo xamle woon ni ñetti nit ñàkk nañ ci seen bakkan ci boobee manifestation bi nga xamante ne kuréel gi ñu duppee opération 3 years jot na te ñu bëgg njiitu réew ma foofu Adama Barrow sàmmonte diggé bi nga xamante ne diggé woon na ko ni ñetti at lay def ci bopp réew ma ca communiqué boobee ba léegi gouvernement bi jàpp ne corps collectif boobee wala boog mouvement boobee li ñu def daal moo di jéem a nasaxal réew mi loolee tax ñu tere ko ci biir réewum Gambie yëpp ca Burundi moom Evariste Ndayishimiye moom la ñu jàpp ne moom lañ bëgg mu wuutu Pierre Nkurunziza ci bopp réew ma démb ci ab congrès lañ ko tabb mu doon candidat bu parti ba nekk ca bopp réew ma élection présidentielle boobee fas yéene am ci atub 2020 gi général Ndayishimiye moom bokk na ci ñi jege lool ki nga xamante ne moo di njiitu réew ma Pierre Nkurunziza nekkoon bokkoon ci combattant rebelle yu CNDD FDD maanaam parti bi nekk jamono ji ca bopp réew ma nekk bu jamono ji nag secrétaire général bu parti ba Alaaji Assane nekkoon na ministre de l'intérieur foofu ca Burundi jeexale kook njiitu réewu Turquie di Recep Tayyip Erdogan mi nga xamante ne dem ba léegi mu ngi ca Algérie ab tukkib nemeeku ñaari fan foofee dana addu ca situation ba ca Libye ndax Algérie dañ ko li mu bëgg dax moo di jouer rôle médiateur ci jafe-jafe yooyu nga xamante ne Libye mu ngi koy jànkonteel bu fa noppee bu fa jógee nag dana ñëw moom Recep Tayyip Erdogan ëllëg fii ci Ndakaaru dañ soxla interprète bu boobaa Georges kon waajalal bagage yi jërëjëf Georges maa ngi lay dellu ziar Malal maa ngi lay dellu ziar la Jassane Jeux olympiques yi ñu ngi waajal mascotte bi moo nañ laa jël naam yóbbu rek yow teg yow ndax loolu nga gis yow nii ngay barbe yi ngay yar ak yooyu foog naan daal sama xarit Ibrahima Wade gisu la bon pour faire plus sérieux création mascotte bi Jeux olympiques yooyee ñeel jeunesse bi CNOS mu ngi waajal lancé ab concours waaw bokk na ci nag seen bëgg-bëgg daal ñu boole ci mbooleem ndaw yi ne ci Sénégal ak ci Afrique ñu daal di kon def ab jongante ngir xam kan mooy dessiné mascotte bi waaye itam dinañu nas ay programme jëm ci yooyu les Jeux olympiques gannaaw ba nu daal di sumbee compte à rebours bi Ibrahima Wade di kenn ca kilifay CNOS bi am na ci lenn lu mu yëkkati ci nañu nama def ci at mi nu ne CIO daf ñu gunge ñu tabax li nga xam ni moom la ñuy wax plan d'édition maanaam mooy feuille de route ñu toog benn at lu toll ni at di liggéey di tabax di waxtaan ak administration yi bu lépp loo xam ne rek ak transport ak dëkkuwaayu athlètes yi ak lépp loo xalaat rek jàmbar nañ ko dañuy def ci activités yi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu mobilisation ak engagement de la jeunesse maanaam ndaw ñi nan lañ ci duggee bi nga xam ni moom la ñuy njëkk a sumb
te door nañ ko ba pare parce que mettre nañ en place le comité scientifique et le jury mais mooy woo ndaw Sénégal woo doomi Sénégal artiste Sénégal pour que ku ci nekk nga def sa proposition ci wàllu li ñuy wax mascotte mooy li nga xam ne boo ko xoolee rek di nga ni Jeux olympiques de la jeunesse lii moo ko symboliser lii mooy wane ni moom ñu xalaat ni nag comme jeu ndaw ñi la li gën a rafet mooy fépp fu doomu Sénégal nekk ñu mën a lancer benn concours bu yaatu ku ci nekk mën ci joxe sa xalaat doomu Sénégal ba nga xam ne moo ko gagné mu di góor wala mu jigéen bu ëllëgee ba bés buy am nu mu tëddee 90 ans mu mën a ni jeu de ba mu xewee Sénégal pour la première fois mu ñëw Afrique mascotte bi man maa ko idée mascotte bi ci sama loxo la jaaroon. gannaaw loolu tam ñu dem ay activités yoo xam ne dinañ tourner fépp ci biir Sénégal fu doomu Sénégal nekk gox-goxaat yi ku nekk xamal leen ak les artistes ak les acteurs culturels lan mooy Jeux olympiques de ak lan lañ ci namm fii en tout cas ci diiru 2020 bi danañu engagé tam li nga xam moom la ñu wax programme de mobilisation boo xam ne dina tax ñu mën a dugg fu nekk fu doomu Sénégal nekk ñu mën fa mobiliser li nga xam ne moom la ñu soxla muy à peu près 5000 volontaires naam duñ leen engagé comme léegi waaye identification bi maanaam la nga xam ni dem waxtaan ak nit ñi pour ñu xam lan mooy esprit de volontariat bi pour Jeux olympiques. Ibrahima Wade kenn ci kilifa yi ñu dénk amaluk Jeux olympiques de la jeunesse yi fii ci Sénégal ak kon waajaluk lancement concours bi ngir mascotte bi ñeel yooyu jongante. Ligue 1 bi wàllu football US Gorée Malal la mu bëgg mooy des ci ña jiitu. gannaaw ci ba nga xamee ne am nañu seen ndam lu njëkk ci championnat ren bi ñoom waa US Gorée yooya seen bëgg-bëgg yëpp mooy nekk la ñuy def laqarti ba des ci Ligue 1 bu Sénégal bi président Augustin Senghor démb teewe na seen ndam lu njëkk si seen diggante ak waa ñaari tey lañ ko daal di am dóor leen ko 2-0 Augustin Senghor ne nag loola moom il faut ñu tàmbali di ci teg seen tànk ngir itam dakkal jafe-jafe yi ñu nekkee kàddoom yi Sodé Thiam la ko dénk. di ko rafetlu parce que métti woon na torop waxuma sax pour ñun dirigeants yi mais ñëpp nga xam ne seen xol maanaam ci Gorée la nekk parce que dama doon dox si mbedd yi wala même si voyage yi nit yi naan ma waaw mais Gorée lu ko jot defe naa lii lañ doon xaar xaj na continuer liggéey pour mën a am première victoire mu def li tubaab di wax déclic maanaam mu ubbi yoon bi pour yeneen ndam suñu jafe-jafe moo doon que du ñu woon dugal but waaye tamit si ginnaaw daf mel ni ki ñu doon waxee opération portes ouvertes la woon dañ doon jël but yu bare si match bi jàngat bi mooy si ñaari fànn mooy ne ci attaque dugal nañ ñetti but yoo xam ne guléet la mais aussi jëluñu but donc loolu defe naa entraîneurs yi nañ si jël njàng bi ñu si war a jël pour mën a continuer si voie boobu étant entendu que ñun li leer tey mooy ne ak fi ñu toll 7e journée suñu championnat maintien lay doon. mën ñu waxtaanee léegi wàllu paatuk basketteur bi ràññiku woon lool ci basket bi NBA ca États-Unis Kobe Bryant monde di basket yëpp ànd maase ci ne ñàkk nañu ku mag a mag ci wàllu basketball ndax itam la mu def yëpp ci wàllu woowulee gannaaw ci ba ñu ko gisoon ci NBA ak Lakers yooyee defoon na ci ay jaloore yu mag kenn ci sénégalais yi amoon na sensu jotoon na daje ak moom ca États-Unis boobu ma nga fay soog a dem di basket di Ndongo Ndiaye tey ministre conseil la toog ca wet Macky Sall ca palais ba mu ngaa fàttaliku góor guy teel a yeewu di guddee wàcc am jom lool Ndongo Ndiaye. bi ma déggee faatu Kobe Bryant lu difficile la woon ci man lu metti ndax li mu représenté ci sport bi nga xam ne man moo tax ñu bëri xam ma. gagné na 5 fois champion NBA nekk All Star presque 18 fois nekk champion olympique 2 fois nekk MVP nekk 3 fois meilleur joueur des finales mais li ma gën a marqué ci moom mooy philosophie bu bees bu mu développé woon ci nit ñëpp développé ko ci ñi ko xam développé ci ñi ko xamul développé ko ci ndaw ñi muy philosophie boo xam ne la ñuy wax Mamba way nga xam ni philosophie bi dafa wéeru ci liggéey nga xam ne tout le temps ki nga jàkkaar lool da nga koy wan ne maa la gën a bëgg li may def Kobe noonu la doon defee dafa amoon compétitivité maanaam nangoo ñemelu metti goo xam ne amul woon kenn kum ci yamal woon te loolu da daan dem ba nga xam ne quelquefois day diis sax ci ñuy jouer des adversaires mais day diis sax aussi ci ñi nga xam ne ñoo nekk ay koy li nga xam ne moom gën a fàttaliku ci moom mooy bi ma ko njëkkee rencontré à UCLA en Californie ñun dañ doon ñëw 6 heures du matin di préparer boobu pour dugg NBA ñu boobu dañ doon jéem a góorgóorlu pour jéem a dugg ci NBA bi nga xam ne ñun ay 6 heures du matin la ñu ñëw mais bu ñu ñëwee dañ koy fekk moom mu pare bay waaj a ñibbi nga xam ne dina ñëw 4 heures du matin la fekk ci gym ba di liggéey te boobu c'était une semaine après avoir gagné le championnat nga xam ne boobu genre de personne la woon li nga xam ne rek mooy lu jar a jàpp mooy ne son dernier match bi nga xam ne mooy match au revoir am 60 points la marqué loolu day wane rek ne il nous a quitté au sommet te loolu moo nekkoon personne bi nga xam ne moom la woon mooy tout le temps rek day mettre boppam ci position boo xam ne c'est être au sommet et rester au sommet
Alaaji kàddu yooyu mooy tëj ëttu xabaar bi. jërëjëf Malal. yéen kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf suul pétrole du ko teree xeeñ coowal Petro-Tim yi moo xëy ubbale l'observateur ubbil yéen kaay bi li mu xëy di lu ñu too ko càmbar mooy lu tax ba bi ñu fi sulee coowal Petro-Tim bi boobee ba léegi déggaatuñu ci dara li journal bi gis ci enquête yi moo di mbir mi ak yoon yu mu jël bu ko wàccul coowal scandale bi ci amoon na fi ci lay mujj maanaam ci ak non-lieu gis na ne Aliou Sall mi ñu taqal ci yëf yi ba mu taq rip ba léegi simple témoin la ñu ko jàppe Abdoul Mbaye ak Mamadou Lamine Diallo yi porté woon plainte journal l'observateur mi ngi ñuy wax fa seen plainte ba nar a mujj ginnaaw pétrole beeg scandale bi ñu ci wax libération xëyaat na ci scandale bi ñu ne moo am ci ministère hydraulique mafia la ko journal bi tuddee juróomi téeméeri millions ak lu teg 505 millions 522 mille la ne moom la gaañi ngembal mu waroon a dugg ci tabaxi forage loolee moo xañ am ndox ñenn ci askanaw Linguère Matam Podor Kolda ak Bakel yéenekaay bi teg ci baaxe ñu lenn ci li feeñ ci enquête bi waa gendarmerie doon def ba tax ñu mën a daaneel ay cadre yu nekk ci ministère hydraulique office national assainissement ONAS njiitam Lansana Gagny Sakho Les Échos nee nañu ma ngay am lante ak yoon coowal ñaari terrain yu nekk Ngor yu ñu waroon a def ay immeuble juróom-ñeenti étage moo waroon a dikkee juróom-benn téeméeri million moo waral coow li dossier ba procureur jébbal na ko waa section recherche journal Grand Place li mu xëy di chercher ak di ko rechercher mooy li bàyyi Sayer Niang ca bopp ARMP dem ba seetlu ci ay mathématiques ak pexe yu ñenn ñi nekkee ngir bëgg a liquider directeur général bu ARMP joote ji yokku na ci njàngaleek njàngale mi la Sénégal nañu keroog àjjuma benn élève bu jigéen bu nekk ci lycée Blaise Diagne moo fa doon jàppanteeg benn professeur EPS bu nekk foofee ba gaañ ko ngir naqar lu ni mel nag moo waral waa CUSEMS ak waa SAEMS ne altine tey jii duñu jàngale ji journée école morte la ñuy def l'observateur defub taxaw seetlu ci élèves yi fitnaal seeni jàngalekat bokk na ci Moussé Koli mi benn élève am agressé woon ca sem bukkut ga ca Casamance élève bi doon xeex akub jàngalekatam ca Louga ak madame Dieng di professeur EPS bu ñu ne ab élève am ci lycée Blaise Diagne moo ko dóor ba yàq kanam gi l'observateur nañu la ñuy seetlu mooy bu njëkkoon élèves yi ñoo daan ragalee xel seeni jàngalekat waaye léegi jàngalekat yi ñooy ragale xel élèves yi Dame Mbodj mel ne ku nañu ci journal bi loolee mënut a continuer li mu nar a jur nag moo di jàngalekat yi dem wuti autorisation port d'arme bu ñuy demati école de ngànnaayu njàng meeg ñol-ñol yi ci am Le Quotidien mi ngi ñuy xamal ne négociation bi gouvernement bi doon def ak waa G7 waxtaane jurul dara Cheikh Kanté ma ca ne woon mujjuta décanté situation bi moo taxit syndicat jàngalekat yi fas nañu yéene tegaat yeneen i plan d'action anki dina kay dëggal ko wax ñu ne négociation yi ci point mort la nekk source waa nañu ci seen négociation ya fitna ji ñuy nimmiku ci diggante élèves ak jàngalekat yi waxtaane nañu ko fa bu baax a baax fitna ji ci réew mi ngi bëgg a jéggi dayoo ubbil l'observateur Jamil Kebe benn xale bu góor la bu toll ci fukket ak juróom-ñaar moom la ay agresseur faat ca Géejawaay téléphone portable ba mu yoroon la ñu ko laaj mu bañ ñu fitnaal ko faat ko jël téléphone ba yóbbu Vox Populi nañu ñàkk kaaraange gi am ci réew mi foo ko natt weesu na ko keroog benn tubaab bu jigéen la ñu agressé boori palais de la République ay agresseurs yu ne woon ci seen scooter ñoo këf saagam daw dem seen yoon ñu daw dem ci lambu ji ak sunu lambu mi xëyee xibaar buy neex amateur yi combat Modou Lo Ama Baldé yéenekaay bi nee nañu Luc Nicolaï mi ko tëgg caaxaanewu ko donte ma nga ca kaso ba terewul mi ngi accélérer la cadence ñaari mbëri seen jàkkaarloo bu njëkk maanaam seenu face à face journal bi nee nañu danañ ko def ñeenti fan ci weeru février en direct lay doon ci télévision Futur Média